ñeenti waxtu asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. kuy jàngeen jëf dal leen jàmm bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës ñeenti nappkat ca Joal gisuñu leen démb ba tey yeneen nappkat jël nañ juróom benn gaal di leen wër ci géej gi waaye ba tey dara. Ibrahima Diop mandat de dépôt nañu ko mu ngi ca prison alxamis lañu ko war a juger ca flagrant délit stade olympique bu Mbacké la taxaw ne moom moo ko attaqué. ñi yëngu ci mat manifeste nañu ca Touba gar bu mag ànduñu ci lu ñu leen di tere jële ay bant ca Daara ak Linguère luñ ci nag taxawul nag mat loole buñ taxawul dina manqué ci màggalu Touba bi nee nañu nag ñu ngi ci ok di préfet bu Mbacké. Mboro sur Mer ca département bu Tivaouane la nekk nappkat yi foofu nag newoon ca sitting bateau yu mag yu yàq yu bari ci li ñu moom ndax nee nañu bëri ci loo xam ne moom la ñu nappee ba tey gisuñu ko ñu ci nag woo nguur gi. ñaar pàcc xibaar yi Ligue des champions Liverpool dañ ko dóor ñaari bal ci dara dafa demoon foofu ca Naples ñu dóor ko fa ñi nag di waa Barcelone tamit dañoo match nul ak ñi di waa Dortmund tour du web le marché bonne santé Demba Gueye di consultant communication digitale octobre 2018 la tàmbalee wax danger am na ca fa gaal gi fa mu suuxee fii ci île de Madeleine motoru gaal gi yàgg naa wax ne dafa màgget juróom-ñeenti weer te mu koy wax waaye dara ci technique bi Abdou Thiam asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. ñeent nappkat ñaari fan tey kenn gisu leen yeneen nappkat jël juróom-benn gaal di leen wër ci géej gi waaye ba tey dara ñu ngi nag oo kilifa yi taxaw ci ñu fexe ba ñu gisaat leen Abdourahmane Diallo. taw yu metti yi ak ngelaw yi nga xam ni amoon na ci lënd bi tax na ba ñaari gaal daal di réer ci géej gi te gaal yooyu Joal la jóge woon gaal bu ne nag ñeenti nappkat a fa newoon li ni mel a tax ñu am juróom-ñetti nappkat yooyu nag 19h la ñu waroon ñibbisi waaye ginnaaw bi nga xamee ni seen morom yi gisuñu leen ñu daal di sóobu yóbbaale lu toll ak juróom-benn gaal ngir wëri leen ci lënd bi nag guddi la ñu daal di gis benn gaal ak ñeenti nappkat yi mardi bi tamit ñu delluwaat géej ngir xoolaat yeneen ñeenti nappkat yi waaye seen gaal gi rek lañ daal di gis li ni mel a tax sax bëccëg bi yëpp ñu daal di leen di wër dàquñu tamit delluwaat ci mercredi bi ngir wëri seeni morom nappkat yooyu nappkati Joal yi sax di xamle ni na leen nguur gi dimbale ci wër gi bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar nappkat yooyu bi ñu doon dem géej fajar la woon jamono jooju jotuñu woon li ANACIM daal di wax ci jaww ji RFM Mbour Abdourahmane Diallo nappkat ya ca Benno Ba Ndëkkaat ñoom tamit nekkoon ca Cité ngir ñàkk ànd ak activités yi nga xam ne gaal yu mag yi ñoom ñoo koy amal foofee ñoom nag nee nañu askan wu fa nekk sax te département bu Tivaouane la ñu ne ñoom nappkat daal ñoom dañu àndul ci seen matériel bi nga xam ne ñu ngi koy yàq waaye tamit ñàkkum ndox ak courant Cheikh Anta Diop. ay góor ak jigéen yor nag ay tableau naataal ci amaloon ab taxawaayam ñaxtu ci pegg tefes gi ci Benno Ba Ndëndkat nekk ci Mboro sur Mer ñoom li ñuy naqarlu moom mooy jamono yi nappkat yi yeewoo fii nee nañ dañoo am jafe-jafe ak bateau yu mag yooyu ñuy wax ay saxaar Mouhamadou Cissé moom moo yor seen kàddu. mooy bateau yi nekk si géej ndax sonal nañu torop ndax tey mënumaa jël plus de 10 millions gaal yu ndaw yi ngay gis ku si nekk dee dina ñàkk 10 millions si géej gi nii nga jënd machine 2 millions et poussière matériel bi si dem bëgg a jël 5 millions et poussière nga jël lu ma 10 personnes 11 jeunes di leen employé nga yóbbu sa matériel si géej gi bateau bi ñëw laaw ko yëpp yóbbu yaakaar naa metti foofu la yem. saxaar yi ba tey laa wax ñun sonn nanu de amuñu fu ñu kaa jooyee yàq suñu matériel te boo waxee ñu fas yéene sotti ndoxum tànga ñun Macky Sall yéen xam ngeen bënnoo mooy Mboro Ndëndkat boolewuñu leen si dara. quai de pêche bi nga xamante ne ñu ngi ko fi samp daanaka léegi mu am ñaari at nee nañ boobee ba léegi daanaka liggéey yi kenn àggalewu ko. si veille élection yi ñëw nañ fi def fi seen meeting dik ñu benn délai de 6 mois ba tey gis ñu dara. dëkk bi daanaka ay nappkat rekk fi nekk lu toll ci ñaari junni nit ñoom ñoo fi yeewoo waaye nee nañ li leen gën a mettit bokk na ci ñàkkam ndox ak courant bi moom xam naa ne boolewuñu si dara fi mu toll nii bu timis jotee kenn dootu ñuy mati yénne sa doom ndax wóorul bandi yi bare nanu fi mu toll nii boo tëddee guddi doon nelaw ba biir set wecc bu jàkk ji ne asalaatu xëyra mi la nuyu c'est le suffit soogaa dal ndax lëndëm seetaan bi yéen lii lan la sa poto boo xam te ne courant ñëwul kon lu poto yooyu wut si nappkat yi yeewoo fii ci Benno Ba Ndëndkat nee nañ daañu wéyal seen xeex ci fan yi di ñëw daañu génnaat ci mbedd mi
RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop ñeneen ñi wane seen naqar di ñuy yëngu ci mat manifeste nañu foofa ca Touba Gare bu mag ñoom ànduñu ci li ñu leen wax ne duñu jëlee ay bant ca Daara ak Linguère nee nañu nag lii buñ ci taxawul mat moom dafa nar a manqué bu baax a baax ci màggalu Touba bii lee Mariama Diop. toog ñaari weer ñàkk am xëy commerçant ak exploitant yu matt yi fii ci Touba Mbacké génnoot ni ngi tey ci mbedd mi wane seen mer ba futtu loolee nag dara waralu ko lu dul dakk gi ñu dakkal bant boobee nga xam ne mu ngay jógee ca Daara ak it ca Linguère Seydou Touré moom moo boot seen ay kàddu. presque c'est trentaine de camions ñu ngi ci àll bi mënuñoo génn trentaine de personnes yoo xam ne ñu ngi dund en chômage maire yi fi nekkoon amuñu benn affaire bu ñu mën a liggéey ñun ñu ngi sonn nañ daal difficulté bu métti la ko indi parce que sans matt dara du dox au niveau de Touba parce que fii doole yemut dafa bëri ay néew doole avant màggal nii bu amul chance lii fi nekk dana dem te kon màggal gi dinañ traversé difficulté yu métti. dogal googee nag ci seen ay kàddu ñu ne kenn jëlu ko ku dul jëwriñ ju ñu dénk wàllum environnement te moo ne sax ñoom dañoo jàpp ni li ñuy def ngir dimbali ko ci liggéey bi aar alam gi ci la bokk. ministre bi moo interpellé au niveau de Linguère joxe ab décret ñu daal di arrêté matt mi benn matt dootu dugg Touba néew doole yi nekkoon Touba di dund ay difficulté transporteurs yi di dund ay difficulté chauffeurs yi di dund ay difficulté ñu bëggoon nag kon le président Macky Sall moom mi nga xam ne moo jiiti réew mi man ñoo jàppale ci le ministre wax ñu ko ñu ubbi ñu àll bi ñu mën fee liggéey ubbil ñu àll bi ñu exploité de bois ensuite au niveau de Touba dagguñu ay tronc ay bois mort te bois mort yooyu eaux et forêts sax ñoo waroon a def ramassage de bois bi au lieu nag defuñu ko ba ñun ñi nga xam ne maanaam ay ndaw lañ di daan suñu doole dugg ci àll bi di ko defal suñu bopp nañu may fa ver ñun liggéey. gannaaw ay démarches yu bëri yoo xam ne def nañ ko ci kilifa diina yi fii ci Touba Mbacké ñoom nag nee na jamono ji kenn kott la ñu yaakaar muy état du Sénégal mu indi leen saafara ci lii nga xam ne ay jafe-jafe yu upp seen ay bopp la Mariama Diop fii ci Touba RFM. Mariama Diop foofee ca Touba joxam benn simili moo falal ci juróom-ñeenti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ni nga xam ne daal anam yooyee la ñu nekk ca prison bi nekkee dinañu fexe ba mu mucc ayib foofe ca Saint-Louis dina koy kaddu yu jóge ci secrétaire d'État nekk ca ministère de justice yor tamit lépp luy àq yu leef doomi adama waaye tamit bonne gouvernance mu ngi nag ca visite foofe ca Saint-Louis mu yokku na nag dinañu def tamit lu ne ba fexe ba ñu téye ca prison bi ñu fay yàgg laata ñu leen di juger Mamadou Saliou Sow moom moo doon jiite tey ab lël bu jëm ci waxtaan jëm ci gouvernance ak ressources minérales ñu déglu ko ci micro beeg Mohamed Nabi Silla. problème prison fépp la boo demee France boo demee États-Unis foo mënta dem dañu ne problème prison xat na mais ñun fu mu nekk ni ñu ngi def ay jéego président de la République ministre de la justice administration pénitentiaire yi ñu ngi def ay jéego di tabax di réhabiliter di équiper prison yi lépp fu mu nekk nii sax dañu bëgg a introduire bracelet électronique pour jéem a wàññi prisonniers yi parce que am na ñoo xam ne ay 1 an ay 2 ans donc bu ñu leen defalee bracelet électronique mun nañ leen surveiller fu ñu nekk mun nañu def sa résidence surveillée fekk bracelet électronique donc yooyu yëpp ay jumtukaay lu ñu war a jël ci jour yu néew pour jéem a régler problème prisonniers yi te alhamdulilah Saint-Louis moom amul longue détention te ma wax leen longue détention dafa néew trop dañ koy wax rek mais ay voilà parce que ay 1 virgule et poussière de longue détention mooy ñett at ak lu teg de toute façon projet de loi bu ñu war a yóbbu ci assemblée nationale day régler yooyu yëpp. douane teg na loxo lu toll ci 200 kilogramme sinébar ci ay gox ci mel ne Tambacounda Kaolack Karang ak yeneen mu ngi am nag fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom benn ci weer wi ñu ne nag loo xam ne ñu ngi ko gis ci ay woto bureau relation publique ak communication bu douane moom moo fësal bi lee xibaar ci ab communiqué ki ñu ko doon jàngal di Fama Dione. saisie bu njëkk bi ñu ngi ko amal fukki fan ak juróom ci weeru sàttumbar gi chanvre indien bu ñu nëbboon ci oto 4x4 la ñu découvrir ca Moussala ba ñu ko peesee nag mu jege 100 kilo ba ñu ko xayma koppar yi jege 2 millions ci suñu xaalis guddik fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru sàttumbar gi bi yoon ca Kaolack subdivision des douanes jàpp chanvre indien boo xamante ne ñu ngi ko nëbboon ci ab oto ba ñu ko xaymaa nag koppar ya jege na 70 millions ci suñu xaalis ba léegi ca Kaolack soldat de l'économie ya jàpp fukk ak ñaar ak lu toftal ci ay kilo ci chanvre indien ci ab bus de transport en commun ba ñu ko xaymaa nag koppar ya jege na fukk ak 2 millions ci suñuy xaalis ci njeexitalu ay bés gi ñu génn téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett kilogramme ci ay produits yoo xamante ne dañu ko aaye la ñu jàpp ca Karang ak Gossas bu ñu xaymaa lépp nag diggante fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru sàttumbar gi douane jàpp na lu jege
ñeenti téeméer ci ay kilogramme ci chanvre indien. ak RFM kumpa jeex na. ni Casamance laqatoo ñu fexe ba taxaw ci ba dootul laqatu loolu bu amee dina dimbali jàmm dal di dellu foofee pont bi nga xam ne nag mooy pont bu Sénégal bi da ci am solo bu baax a baax waaye tamit ñu ngay bëgg ñu gën a dooleel askan wi foofee ca Casamance waaye tamit ñu dugal ñii di soxna yi ci waxtaan yi fa faral di am lii mooy gis-gisu ab ONG bu ci mel ni Partners Global waaye tamit conseil économique social ak environnemental tey nag lañ doon ma lay waxtaan yu jëm ci jàmm ak salaam foofee ca Casamance waaye tam fexe ba sukkali gox boobee Mamadou Oumar Ba dinañ ci ñëwaat léegi jëm ci li nga xam ne moom mooy jàmm bi ñu xaar foofu ca Casamance. partenaires yu bëri teewoon ngir xool nan la ñuy def ba delloo jàmm ji ca Casamance professeur Aïdara Ndiaye di directrice exécutive partenaire West Africa jàpp ni faaw état gën ci dugal loxoom. attaque yi ngay dégg ñu naan attaque rebelle te du attaque rebelle yooyu yëpp donc moo tax ñuy demander accompagnement état collaboration des populations avec les forces de l'ordre comme ça ensemble tous les acteurs mais mu ñu occulter aussi aspect économique bi parce que guerre bi tamit tax na Casamance ndóol. tey jii conseil économique social et environnemental fas yéene gunge ONG yooyu di dox tànku jàmm Cheikh Ba mooy conseiller spécial ci lu soxal jàmm ak kaaraange ci conseil économique social ak environnemental. di def ay réflexion di ci xalaat di gëstu bu ñu yaakaar ne mën na jëmale benn pas en avant rek ñu daal di koy accompagner zone yi nga xam ne dañoo enclavé zone yi nekk ci côté frontière yi ba ñu mën a gis seen bopp ci Sénégal bi ndax jàmm ji mën fee am. lu jar a bàyyi xel te am solo itam mooy jigéenu Casamance yi faaw rek ñu jàppale leen ci xeex bi professeur Aïdara Ndiaye. mënuñu ko bañ femme Casamance yi dañu war a jéem yeneen sœur Sénégal yi jàppale leen ci xeex bi ñuy xeex pour retour de la paix définitive en Casamance guerre bi du Casamance guerre Sénégal la mu nekk Casamance. Guinée-Bissau ak Gambie dañoo sax jàpp ni faaw rek ñu boole ci waxtaan yi ndaw yi ngir jàmm ju sax mën a dellu foofu ca Casamance. jàmm joojee Mamadou Oumar Ba le président Macky Sall bëgg mu am gannaaw nag histoire générale du Sénégal moom mii nag di njiit réew mi demoon foofu ca Medina Gounass Dakar ngir jëbal njaalam xalif général des Tidiane xalif général Medina Gounass gannaaw Fatou ba kii di Thierno Abdoul Aziz Ba moom mii nag di njiit réew mi ki mu sax njëkk woo mooy kii di Ahmed Khalifa Niass mu fexe rek ba ànd ak dal ndax sax moom nee na waxtaan nag moom mu fexe ba ànd ak dal moom mi nag di président Macky Sall li mu tam bëgg mooy sët yi fexe bay di jubal seen biir moom nag nee na bu ko kenn dugal ci ay wax yoo xam ne waxu par loola président Macky Sall ñu déglu ko. ñu bokk ci kër yu mag yëpp di këru diine yi kenn ku nekk ci ñoom sa maam ba nga wuyoo dafa liggéey l'islam ba yàlla fay ko li tax tey sët yi ak sëtaat yi ak sëtaat yi di ci barkeelu ba tey. kon war ma boobu lay ñaan rek ñu sàmm ko rafetal diggante yi lii nag jubbalu ma ko ci kenn waaye baaxoon na ginnaaw leeral ngeen lii man it président de la république ma xamal ne bu ñu ma dugal ci waxu diine ak parloo ndax ñëpp laa fi nekkal en tant que président de la république mënu ma dugg ci benn parloo li ci des nag xam naa ne maa ngi ñaan sama xarit Ahmed Khalifa woo naa ko bi may wàcc Tamba te dinaa ko woo bu ma fi jógee ñaan ko ñu fexe lépp lu lent ñu dindi ko te dox jàmm ci diggante kër yu mag yi ndax wayjur yi ak maam yi ci jàmm jooju lañ doon dox ma koy ñaan it ñëpp ñu nekk ci kër yu mag yi ñu wàññi xadara bi wàññi coow li te jublu ci li nga xam ne moom lañ leen di xaare muy diine ak di won nit ñi yoon ak di leen won njub loolu la ñuy xaar tam ci kër yi. ak RFM kumpa tàggoo nag yéen. ñu fexe nag ba xeex feebar bi di grippe ndax moom moo sonal ñii di waa Rufisque fan yi weesu chef département parasitologie bu faculté bu médecine bu université bu Ndakaaru moom nag jël na ci ay jéego fexe nag ba xeex lii di xat-xataay bi ci biir kër yi waaye tamit calte gi foofee moom mi nag di fondateur mouvement soutien action maanaam fexe ba dimbali lu toll ci juróomi téeméeri élèves foofee ca Rufisque mu sax jox leen foofee ay cours de vacances te duñu fay tax Abdou Diouf Diagne. kii nekk chef bu département bi yor wàllu parasitologie ak mycologie ca faculté bu médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar daal dinay dëggal ne wopp ji nga xam ne mooy sibiru bu tar bi ñu koy woowee tamit grippe mu ngi fii ci biir Tëngéej waaye teewut professeur Daouda Ndiaye di dalal xel yi. ñun dañoo nekk ci li ñuy wax zone tropicale mooy dëkk yu nga xam ne dañoo tàng day bëri ndox nawet baa ngi fii malheureusement aussi day bëri ay mbalit loolu nag fu mu bëri li ñu naan day gën a yombal microbe bi ñu màgg mais nag ñu dalal xel yi rek xam
ne lii du gulet te dina fi continuer di am li ci am solo ba am solo mooy bu fekkee am na rek ñu fexe ba mu néew ci ñu muy lor. ngir jëlee wopp jooju nag ci dëkk bi faaw ku nekk ci askan wi daal ciy dugal sa loxo ñu fexe ba bërëb yi nga xam ne fa la ñuy nekk muy set saa su ne. bu weesoo donc am yaram bu tàng dem l'hôpital dañ cee boole xeex salte bi xeex ndox mu taa bi xeex lépp luy indi tilim tilim ci kër def aussi ba nga xam ne li ñuy lekk day set xale aussi ñu rax seen loxo yi loolu daal bu ñu ko defee am nañu yaakaar ne jàngoor dina ñëw dina jàll te kenn du ci am loraange. président bu mouvement citoyen bii di action seen tawfeex suñu yitte daf doon seet juróomi téeméeri ndongo yi nga xam ne ñooy amal ay cours de vacances te cours de vacances yooyu sax mu daal di leen koy fayal. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. élément bi mujj na yegg si ñu ngi ko doon wax sànq kii di Ibrahima Diop nekkoon garde à vue foofee ca commissariat bu Mbacké mu nañ ko def mandat de dépôt ñu ngi ko nag war a jugé alxamis bile foofee ca Diourbel moom mi taxawoon ne moom moo attaqué stade olympique bu Mbacké. Mohamed Diop. Ibrahima Diop di fanaan guddeem gu njëkk ci maison d'arrêt et de correction bu diwaan bu Diourbel gannaaw bi nga xamee ne jàkkaarloo nag procureur bu tribunal de grande instance bu diwaan boobu la ko placé sous mandat de dépôt ñu koy toppee association de malfaiteurs ànd ak ñu bari def ay ñaawteef destruction de biens publics maanaam yàq loo xam ne askan wi yëpp ñoom ñoo ko bokk ak acte de vandalisme Ibrahima ñu war ko àtte alxames bi di ñëw ci tribunal bu Diourbel ci audience de flagrant délit gannaaw yàqu-yàqu yi nga xamee ne amaloon nañ ko ci stade olympique bu Mbacké Ibrahima Diop mii moo yëkkati woon kàddu ne moom moo ko def commissariat urbain bu Mbacké arrêté woon ko gardé ko à vue niki nag tey ci suba ci 10 heures lañ ko defeere woon ci parquet bu diwaan bu Njaareema Mohamed Diop Diourbel RFM. Mohamed Diop jaajëf ñu waxtaanee document de stratégie maanaam document boo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba l'école ñu fay def ay tool di jàngal tout tànk yooyu nan la ñu bayee tey la ñu ko validé di projet boo xam ne ki ko financé di waaye FAO tax ko jóg nag fexe ba gën a dooleel activité yu ci wàllu mbay ci ni muy gën a yàggee nag fii ci Sénégal moom la représentant Sénégal bi daal di xamle ci ab lël bi amoon tey foofee ca ministère bu agriculture ak équipement rural Younoussa Mballo di conseil technique ministère boobee ñu déglu ko ci micro bi Abdou Diouf Diagne. champ école producteur nag dafa nekk benn école wala benn classe mun nañ ko schématiser de cette manière benn classe boo xam ne amul mur ci biir tool bi da ngay dajale ak ay béykat ak borom xam-xam donc ci biir tool bi ngeen di joxe maanaam seen cours di joxe seen xalaat di waxtaan ci wàllum ni ngeen di war a béyee wala li ngeen di war a def pour aar seen béy concept boobu nag dafa nekk concept bu am solo daanaka innovation boo xam ne vraiment en tout cas ci biir ministère bi xalaat nañu ak waa ANCAR concept boobu war nañ ko populariser maanaam yaatal ko ci bépp structure bi nga xam ne day def conseil agricole et rural soppite bu am solo la parce que maanaam waxtaan bi yëpp naka la ñuy fexe pour yokk suñu façon mbéy yokk suñu rendement yokk suñu production yokk tamit qualité production que loolu lu am solo la mun nga produire am lu bëri waaye li am solo tamit li nga produire mu am qualité donc loolu je pense que approche boobu dina ko permettre. ñu waxtaani politique tey réunion amoon na diggante acteuru dialogue politique yi waaye ba tey déggoo amul ci ni ñu war a fale adjoint wu maire yi ak vice président conseil départemental yi dina ay daje yoo xam ne danañ ko woyal diggante majorité opposition ak tamit ñi di non aligné waaye tamit dina ci bokk waa société civile Déthié Faye bokk pôle des non alignés ak Georges Déthié Diop. commission politique bu dialogue national daje na waxtaan ci ay tomb yoo xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy topp ci maire ak ñiy topp ci président conseil départemental naka lañ leen war a fale nun dañu jàppoon ne maire bi ak ñiy topp ci moom di ay adjoint wala président conseil départemental ak ñiy topp ci moom di ay vice président ñoo war a bokk niñ leen di fale ba nga xam ne bu nit ki di wote ji da nga xam ne bu fekkee ne liste bii may woteel gañe ne diw mooy nekk maire diw ak diw ñoo ci te kuy wote nga xam li ngay wote nga xam ne duñu dem ba ci biir ñu wëlbati mbir mi doxal loo xam ne dëppoowul ak li population yi doon laaj majorité ak opposition dañu ko gisewul noonu ba tax na ginnaaw société civile ak non aligné ñoom ñoo bokk gis-gis te yeneen ante itam beneen gis-gis la ñu am ci wàllu googu mujjuñu ci am ak déggoo fii ñu tolloogum bu dee ci ville yi naka la ñuy fale maire bi foofu itam liste proportionnelle la ñu wax ne moom la ñu taxawal ña koy jiite ñoom ñooy war a doon maire ak ña cay topp bu ko defee communes yi nga xam ne ñoom ñoo seq ville boobu commune bu nekk dina am lim bu muy yónnee ci ville bi
boo xam ne mu ngi koy jëlee ci liste majoritaire am na lu bëree bëri loo xam ne waa réew mi ñu ngi koy xaar ci ñun te ñëpp na war nañoo def seen kéem kattan ngir ñu mën a am code électoral boo xam ne bii yoon doon code électoral bu ñëpp d'accord. RFM Sport. Abdou Diouf Junior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alhaji Seydou Nourou Ba. dañ koy tàmbali Ligue des champions ña yor raaya gi nañu tàmbali tey baaxul dara. ñoom Liverpool la foofu la Sadio Mané nekk xam ngeen ne attaquant la moom ak i ñooñam daanaka li ñuy dugal ci bii bëri na waaye tey jii dañoo lajj seen kanam ak Kalidou Koulibaly défenseur la bu Naples. loolee nag tax na ba ñu daan leen daan yi mën nañ wax ne yu metti la ndax ñaari bal ci dara moom soo ko dóoree Liverpool moom mën nañ jàpp ne daan yu metti la benn penalty la boo xam ne Mertens moo ko dugal 82e minute ak benn but boo xam ne Fernando Llorente ñu koy soog a jënd sax mu dem foofee ca Naples moom moo ko dugal bi temps bi jeexee ba ñu may leen as tuut juróomi simili loolee nag moo tax kon ñoom waa Liverpool ñu daan leen donte sax ñoom ñoo ŋànk raay bi Alhaji Seydou Nourou Ba. Naples Liverpool match bi nag di match boo xam ne daanaka ki ko sax gagné mooy Kalidou Koulibaly. diggante ñaari doomu Sénégal yooyu défenseur bi moom moo mujj jël ndam li ndax donte sax ay yoon yu xaw a néew la ñu daje ci biir terrain bi waaye yoon yu ñu daje yëpp daanaka Kalidou Koulibaly moom moo mujjoon a jël bal bi loolee nag di firndeel ne Sadio Mané ak Mohamed Salah ñoom mujj ñu woon mën a def li ñu leen xamee ngir mën a jàll daal di dugal ay but ci boobule match. jongante bi ci biir jongante bi diggante Kalidou Koulibaly la woon ak ki nga xam ne moom moo di Sadio Mané Fama Dione moom moo ñu koy nettali. ñi doon xaar duel diggante Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly seen yaakaar xaw na tas défenseur bu Naples bi ak attaquant bu Liverpool lañu laale bariwul mën nañoo jàpp nag classement bi nga xamante ni Carlo Ancelotti ak Jürgen Klopp def nañu ko moo ko waral Sadio ki mu gën a laalanteel tey mooy Di Lorenzo ak Manolas waaye nag mën nañoo jàpp accrochage wi am diggante Sadio ak Kalidou Koulibaly ci mi-temps bu njëkk bi boobu nag gis nañu ne ginnaaw bi ñu laalante Kalidou Koulibaly loxo ba dafa dal ci kaw lexu Sadio Mané ba mu daanu waaye nag arbitre ba sifflewul dafa bàyyi avantage bi ki di Kalidou Koulibaly. coupe bi ñuy woowee coupe aux grandes oreilles tey nag ñu ngi ko remettre en jeu trophée bi nga xamante ni joueurs yi nekk ci Europe dañu koy xëccoo daaw Liverpool moo ko jëloon Liverpool moomee daal di concédé ab défaite maanaam Naples dóor ko ñaari bal ci dara. ñaari bal yooyu Fama seetaan nga ko kon noonu nga ko nettale noonu la demee ci beneen poule boobu ci benn poule boobu bu Sénégal boobule Red Bull Salzbourg moom dafa doxantu daanaka doxantu yu yàgg lool te jël ci temps lool seen digganteeg Racing Genk juróom benn bal lañ leen daan ci ñaar. am na ci gune goo xam ne Haaland la dudu moom nag dugal na ñetti but ci boobule jongante ci groupe G bi Lyon ak Zenit dañoo témboo ku nekk benn nga dugal sa kangi morom Benfica dafa dalal waa Red Bull Leipzig ñu dóor leen benn bal ci ñaar waa groupe H bi nag Ajax d'Amsterdam moom xamoon nañ ko daaw mu xaw a témbéeral lool ren ji itam noonu la jógtee ndax dafa daan waa Lille ñetti bal ci dara Chelsea moom dafa ñàkk ci dëkkam seen diggante waa Valence doonte sax raté nañu benn penalty benn bal ci dara la leen doomu Espagne yi daan groupe F bi Inter de Milan benn la am Slavia Prague am benn Dortmund ak Barça mu nekkoon beneen choc bi cay ji dañoo mujj tembo kenn dugalul sa morom dara donte sax Messi mi nga xam ne dafa gaañu woon dikkaat na tey ji ñaareelu pàcc bi ci la daal di football ëllëg nag dafay wéy groupe A bi Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye moom mooy dalal Real Madrid bu Karim Benzema 19h lay doon Club Bruges bu ay sénégalais nekk bokk na ci ñoom Mbaye Diagne ak Crépin Diatta moom dafay dalal Galatasaray mi nga xam ne foofee la Mbaye Diagne jóge kon ren mu dem fële ca Club Bruges ca Belgique groupe B bi Olympiakos ak Tottenham lay doon Bayern Étoile Rouge Belgrade groupe C bi Dinamo Zagreb ak Atlanta ñoom ñooy laale ci 19h jotee ci heure boobu itam Shakhtar Donetsk dina dalal waa Manchester City mi nga xam ne ñàkk nañu seen ñaari défenseurs yi Laporte ak Jones groupe D bi Bayern Leverkusen ak Lokomotiv Moscou 19h lay doon ci heure boobu itam la Atlético Madrid di dalal Juventus de Turin mu bokk ci jongante yi gën a am solo ëllëg. des ba tey ci football foofu ca Richard-Toll nag ñu ngay taxaw ngir jàppale gunge ñi di dirigeant yi. dañ leen di xaw a tàggat goo xam ne day tax rek ñu gën a xam règlement yi nga xam ne
moom la ODCAV bi tëral ci wàllu football su ko defee ñoom ñu gën a xam naka la ñuy yoree yooyu les kuréel loolee nag mu nga amee woon kon ci Richard Toll ci kanamu ki nga xam ne moom moo di Mamadou Diagne mu jël micro daal di koy taataan kon kadduy Assane Diop kon la ñuy déglu moom moo jiite interzone bi. séminaire bi nag lu tax ñu organiser ku nekk xam na ni règlement nawetaan bi dafa am ay changements yu ci am léegi nag il fallait inviter les secrétaires les présidents de CRP vraiment pour discuter ak ñoom ci changement yi am ci règlement bi mais éventuellement aussi renforcer leur capacité vraiment ça a été une formation bu nga xam ne bu am solo la parce que échanger nañu waxtaan nañu et problème yu bëri réglé nañ ko ci problème yu mel nag nan la ñuy bindee réserve vraiment daal à l'issue du séminaire daal vraiment tout le monde était satisfait. maanaam su ma déggee nga waxee secrétaire ASC amuñu woon bagage yi nga xam ni moom la ñu doon am ngir def li nga xam seen liggéey si ni mu waree. waa des fois mun nañu am bagage yi sax mais du ñu am bagage yëpp donc day baax à chaque fois ñu renforcer seen ay capacité parce que am na ay dispositions yu bees yoo xam ne bu ñëwee dafay baax nga waxtaan seeg ñoom expliquer leen vraiment yan changement yan innovation la ci ONCAV def donc objectif bi loolu la woon ak li nga xam ne leerul aussi seen bopp ñun ñu mën ko leeral par exemple. am na ay dispositions yoo xam ne ay articles yu technique comme article 14 article 15 ay articles yoo xam ne vraiment il faut que ñu expliquer surtout si validité carte d'identité yi l'utilisation des cartes d'identité biométriques donc yooyu yëpp occasion la woon ñu waxtaan si ak waa ASC yi pour ku ci nekk mën a am compréhension bi nga xam ne moom nga war a am. ñu waxtaanee bëre foofee ca Saint-Louis bëre door. bëre door ba nag jamono ji daanaka dafa sooxee foofee ca dëkk ba. loolee nag promoteur yaa ngi koy jooytu ndax nee nañu daal mënuñoo amal foofu ay làmb li ko waral moo di jumtukaay ak koppar yi lépp matewul moo tax ñu ne seen mbër yi nga xam ne ñoo nekk foofee faaw rek ñu dem ci àll ba daal di wane seen bopp laataa ñuy mën a dugg kon ci biir réew mi daal di jongante ak yeneen yi mbër yi bëgg nañu daal kilifa yi jàppale leen ci yenn jumtukaay yi Saint-Louis Mouhamed Nabi Silla. lamb doon discipline sportive boo xam ni tumuranke na lool ci dëkk bi di Ndang montin ci jamono amoon nañu ay champion yu ràññeeku lool comme Abdourahmane Ndiaye Falang wala bokk Edouard Keita tey ay ndaw mu bokk ci Boy Guet Ndang bi doon bëree tey jii mu nekk promoteur bëgg ñu jàppale leen ngir ñu mën a taxawal ay combat de lutte. pour demul Ndar yëpp Cheikh Bamba Dieye bàyyuma kenn mu du fëri Cheikh ma ci jàpp bu baax a baax ak commissaire Lox Biir Ndiaye taxawal naa Ndar fu nekk ma am Ndar kon umbul Sénégal yëpp kon su ma demee tey ba teg sama ngeen ba ñëw nekk si beneen yoon pour jàppale jeunesse bi jàppale xale yi kon donc gars yi war na mën a jàppale maa ngi tàllal ñëpp loxo ma la mu Ndar bi fii laa bëgg mu tekki incha allah kàttanu yàlla Ndar war naa may samp yu mag yu mel ay Modou Lo Balla Gaye parce que booyee ñu ngi fii jeunesse baa ngi bëgg na làmb ñu amuñu ku leen jàppale. ndimbal doon lu ñu yaakaar ci autorité yi ak doomu Ndar yi ne ci biir dëkk bi ak bitim réew. man damay tëgg fii làmb di yàlla dina naa fi ñaari combat stade Madi Wade moom jëkk tëgg combat mais daal wàllu mooy def si man amuñu moyen amuñu ku ñu jàppale wax dëgg yàlla monsieur le maire Mansour Faye kon maa ngay talal loxo mu jàppale parce que lii jàppale mu jàppale dëkk bi jàppale mu jàppale doomu Ndar xam nga tam sama lépp la di woo tam autorité yi nekk Ndar yëpp ku si mën a maître Madické Niang maître Alim Badara Cissé Ahmed Fall Brahima Ngawe mu jàpp si Bougane Gueye Dany montin am na ñuy góorgóorlu di taxawal ay écurie ndaw yi itam di wane njàmbaarte waaye ku ñu bëreel lañu amul li mu jur moo di ay gone yuy faral di jóge ci dëkk bi di wërib làmb ba ci capitale bi Dakar RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. mu ngi noonu kon Alhaji Saïdou Nourou Ba lii la ñu indi woon ci ay xibaaru tàggat yaram. jaajëf Abdou Diouf Junior. xibaaru internet ci RFM. jàngeen jëf kaddu njiitu réew mi ginnaaw jéye ji am ca Île des Madeleines te juróom benn nit faatu ci nekk ci xët bu njëkk site yëpp daanaka bët7.com seneweb.com emedia.sn APS igfm.sn ak yeneen ci site groupe Futur Média bi Macky Sall di artu askanu Sénégal ngir mu gën a sàmm kaaraangeem maa ngi woo bépp doomu sénégalais ngir mu respecté norme yi nga xamante ni teral nañ leen ngir sàmm kaaraangeem rawatina ci nawet bi mu yokk ci ne maa ngi jàlle famille yi nga xam ne dënn bi rey na seeni doom ak ci bato bi koppu démb ci géej gi loole di kàddu njiitu réew mi emedia.sn di xamle ne Babacar Niang di nijaayu bébé Anna mi ñàkk bakkanam ci bato bi démb mere lool autorité étatique yi moom mi di wax ne njiit yi waxuñu dégg ci ñaata nit ñoo génn àdduna ci l'accident bi moome di xamle ne ba léegi ne ci bato bi fanweer ak juróomi nit ñoo ci nekkoon météo mooy xamle ci APS ne taw bu foor buy ànd ak ngelaw dina wàcc laata suba ci penku ak bët saalumu réew mi kontante war na Tayib Socé téeméeri millions yi ko war a génne ca prison ba matal nañ ko di xamle seneweb.com Iran Ndaw
ak Mame Matar Gueye kon seeni jaan wàcc na. ubbite juma bu Massalikul Jinaan xalif général des Mourides invité na kii di Abdoulaye Wade xibaar bi nekk ca leeral.net. Serigne Mountakha Mbacké yónnee ab délégation te Serigne Issakha Mbacké jiite ko ànd ak El Hadj Mbackiyou Faye ak imam Cheikh Balla Gueye. joueurs sénégalais yi ñoo ngi continuer di def jaloore ca Europe. ginnaaw Pierre Ménès Marco Verratti moo am kóolute bu rëy ci Idrissa Gana Gueye milieu terrain Paris Saint-Germain bi ne li ko wóor ba wóor mooy sénégalais bi dina leen indi lu bari saison bi. doomu Italie bi di ko xamle ci ab benn conférence de presse laata seeni jongante ca Ligue des Champions. coach Stoke City bi di Nathan Jones kontaan lool ci Pape Alioune Ndiaye ginnaaw seeni jongante ak Bristol City même su fekkente ni dañ leen dóor ñaari bal ci dara. tour di web fii la yam di leen jaajëfal. dal leen jàmm. raisin di fruit boo xam ne ñu ngi koy tàmbalee bëgg ci mim réew ca njëlbeen melu ko woon ndax dafa cher lool te Ziguinchor li nga ko mën a jëndee mu ngi rek aju jamono bu nag tasek jamono yi nga xam ne dañ ko soxla bu baax a baax kilogramme bi mun naa dem ba juróom benn téeméer Lamine Ba. njëgu raisin bi dafay faral di soppeeku saa su ne ci biir marché bi fa nga xam ne nag moo di marché Saint-Maur bu Boucotte li nga xam ne nemmeeku nañ ko fa léeg-léeg am na ay commerçant yi nga xam ne danañ dem ba jaay kilogramme bi lu toll ci juróomi téeméer. am na genn waa libre bi dañ koy jaay 600 léeg-léeg sax dinañ ko mën a dem ba jaay ay 750 kilo bi noonu dañ koy jaay 2400 mën nañ dem ba jaay ko 3000. Cheikh Lamine Kounta moom it jaaykat la waaye moom nee ne donte sax raisin dinañ ko soxla bu baax a baax ci feet yi waaye moom li mu bëri kilogramme bi ñeenti téeméer la koy jaay du fa weesu. kilo bi ñu koy jaay 2000 libre bi 1000 francs la gën libre 500. raisin nag du saa su ne lañ koy mën a jaay ndaxte am na ay jamono yi nga xam ne nag kenn du ko jënd buñ sukkandikoo ci ay kàddu Serigne Bamba Dieye. lu mel ni maanaam feeti pak yi bu ñëwee raisin day dox maanaam jur yi ñu war a togg comme lu mel ni ay tamxarit ay màggal wala nga gis sax ku am benn xew-xew ñëw jënd ko ñun mën na ci jënd lu bëri. donte sax raisin nekkul li gaaw a yàqu waaye buñ ko takkee ci ay mbuus léeg-léeg na dem ba ñàkk mu tàmbali di changer couleur loolu mën naa jur ay perte buñ sukkandikoo ci ay kàddu Moussa Badji moom it jaaykat la ci marché Saint-Maur. pour conserver ko bon dafa laaj maanaam ay jumtukaay yu baax quoi mais soo amul jumtukaay yooyu noonu pour nga conserver ko dee doon problème parce que dina ñaax ci mbuus ba nga koy tàkk en plus su ñaaxee yenn ñaax yi bon du ma la toog ko jaay kenn. raisin doon na produit bi nga xam ne commerçant yi dañ koy jaay at bi yëpp waaye ñoom ñëpp nangu nañ ne am na ay jamono yi nga xam ne ngir nga mën koo jaay ay jafe-jafe yu tar la. fii ci Ndakaaru nag rawatina ca Pikine ca banlieue ba raisin bi ànd ak pépin jóge Maroc moo fa ne jaaykat yi ne ñu ngi koy jaay bu baax a baax boobu ndaw bi mu ngi jar ba ñaari téeméer ndongo kaa. taabalu lëmm ñu duy koy fruit ba mu fees Ami Mbay toog ca ginnaaw nag di xaar client bu ñëw ngir soqi ko moom soxna si di xam ne ni raisin bokk na ci fruit yi gën a neex a jaay. yàlla waaye boo ci tegee moom day gaaw a dem yàlla alhamdulilah waaw boo jëndee kees gi nii day gaaw a dem. ci marché bi nag mu doon ñaari xeetu raisin yoo xamante ne nii moo fi am raisin bu jóge ca Italie ak raisin bi nga xamante ne nii moo bawoo ca Maroc waxtu wi tembe nag raisin bi nga xamante ni moo jóge ca Maroc mooy bi tuuru ci marché bi. dañuy jaay sans pépin dañuy jaay avec pépin bi amul doom si biir mooy sans pépin avec pépin mooy bii nii bii Maroc lay jógee waaw mooy baam gis nga raisin yu fere la fu nekk nii saison bi ñu ngi si Maroc léegi instant yi moom raisin Maroc moo am. sànni ñeeri doon barab bi nga xamante ni fa la Ami Mbay di ndugg jee lu jëm nag ci keesu raisin bi mu ni njëg li kenn takku ko fenn waaye terewul moom soxna si raisin bi mu koy jaay ci détail yi. raisin bi Sandaga lañ koy jënd comme kees yi nii ay 20 000 lañ la koy jaay wala 22 000 di jaay kilo 3 000 libre 1500 pot bi nii 1000 francs lañ koy jaayee comme booy jënd 500 ñu jaay leen. Pape Mbay ni moom raisin nag jaral na ko lu ne loolee waral nag ba ngoon gu jot muy doxantu fii ci buntu Pikine ci Ami Mbay ngir wut si ko fi donte sax nanguwul ku ko enregistré waaye muy xam ne ni prix raisin bi taxu koo seer fi ñu ko takk ku ne nag war na see mën a jotee. bu dee nag raisin léeg-léeg mu cher day jóge biti réew lu ci mel ni Maroc lii nag waral ba nguur gi ne ci fexe ba def promotion culture locale maanaam ñu fiy bayee fruits ak légumes yoo xam ne dañ ko fiy soxla bu baax a baax Macoumba Diouf directeur bu horticulture ñu déglu ko. bitim réew lay jóge prix bi muy jar fii ci réew mi day dépendre ci ki koy jaay ñi koy indi fii ci réew te mu ngi dépendre fa muy jógee nam fa amee ndax bari na fa wala bariwul te comme ay saison la maanaam ay bërëb yoo nga xam ne ci lañ koy ñorle bu baree day tax ba wàcc foofa ni kon xanaa gis nga soloy ñorle ay mbir nga xam ne mooy joxoñ bi président de la République Macky Sall joxoñ mbay mi te suñu ministre de l'agriculture professeur Baldé taxaw ci taxawaay bu wér. le marché jeex na mun ngeen a yónnee seen critique ak seen xalaat ci RFM Dakar @gmail.com wala RFM le marché @gmail.com jaa ngeen jëf ci teewlu bi ba tax bi ñu dëgmal ngir leen xibaar yi ñeel koom-koom. si bureau bi leen mooy
ministère bi gàllo wàllu wér-gi-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen di may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru ngir feggu ci sibiru njaboot gi yépp a war di nelaw ci sànki bu ñu nàndal guddi gu nekk at mi yépp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal nu mu gën a gaawee ci kër docteur bi la gën a jege ñu taxawu la ni mu waree defal la li ñu naan TDR test de diagnostic rapide ci lu ngeen dul fay dara ci barabu fajukaay yi leen nguur gi defal mu di case de santé wala DS-DOM ci fukki minute ak juróom nga xam ndax da nga am sibiru am déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggoo ak sibiru. bonne santé dañ ci ànd ak Nafissatou Silla. dal leen ak jàmm arthrose di jàngoro guy feeñ fu ñaari yax yi di daje di sofe-sofe yi tubaab bi naan ko articulation muy kuruj gu nekk foofee di yombal mouvement yax yi kuruj googe di cartilage bi di xar wala sax rus ba jeex ak sax li ñuy woowee liquide synovial bi rataxal articulation bi su arthrose bi teewee nag day jafe loolee ci nit ki mu am ay mouvement rax ci dolli di yëg ay métit ñu ciy waxtaan ak docteur Amadou Kourandaw. Spécialisé en médecine physique et réadaptation, maître de conférence titulaire de l'université Cheikh Anta Diop. suñu spécialiste di ñu wax ni métit yi mënee tar. dafay métti néewi léeg-léeg mu tàng bu ko defee nit ki li mënoon ci dox li mënoon ci liggéey li mënoon ci yenu li mënoon ci waaxu li mënoon ci daw li mënoon di jonk nag yooyu li mënoon ci julli wala mu yéeg ay escalier dootu ko man kuruj googe di fënax dem ba jeex ci feebaru rhumatisme yi lañu ko tënk muy mën a teew ci fànn yu bari mu am li ñuy wax arthrose primitive muy arthrose buy jekk saaye rek feeñ te du tàggoo wala arthrose secondaire maanaam dafa am lu koy waral. boo defee ay rajo da nga gis ne kuruj yi ñoo jeex ñaari yax yi daje ci sofe-sofe yi moom mooy gën a sew gën a tuuti moom la ñuy wax amincissement des interlignes articulaires. feebaru arthrose boobee di dal nit ki ci diggante muy am ñeent fukki at jàpp juróom fukki at mën na feeñe nag ci anam yu bari. mag ñi lay faral di dal rarement lay dal xale sauf bu fekkee xale bi dafa amoon accident wala mu amoon infection wala mu amoon loo xam ne lii laaloon na sofe-sofe bi. ngir dépister arthrose boobee mën nañu amal ay examen physique analyse sanguine radiographie wala ponction articulaire maanaam am liquide bu ñu génnee ci diggante sofe-sofe yi ngir mën koo saytu fii la ñu yem ak yéen ak bonne santé ñu jox dig daje suba incha allah ngir waxtaan ci traitement yi mën a am waaye tamit ci xool naka lañ ciy fagandikoo waaye fileeg boobu ñu leen di ñaanal wér gu yaram. ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru. RFM. ganu xibaar yi. Demba Gueye lay wuyu consultant la en communication digitale octobre 2018 la tàmbalee wax ne danger am na ca fa gaal gi suuxee ca île de la Madeleine moteur gaal googu yàgg naa wax ne dafa màgget juróom-ñeenteel mu koy wax waaye dara sekk waxtaan ak Makumba Bey. jërëjëf Seydou Nourou gan gi kon Demba Gueye la consultant ci wàllu communication digitale sëñ Gueye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. xam naa communication digitale bi dañ koy denc ba yeneen jamono incha allah ak Jo Maron mais tey jii li taxoon surtout ñu woolu la mooy yow bokk nga ci nga xam ni yàgg nga wax ni attention ci ñi nga xam ne dañuy dugg gaal di dem ci île bii nga xamante ne nii ña fa demoon bay ñëw jëye daf leen caa dab yow lan nga gisoon ba tax ngay alerte. waaw man nag dama demoon ci île ba ci boppam bi ñu ñibbisi ma gis que ne moteur bi dafa panne ma àndoon ak sama waajuru góor ak sama ay doom moom mu insisté sax ne ma lii il faut nga wax ci réseaux sociaux yi ndax mën na indi jéye bis ma jël sama temps laajte ñi nga xamante ne ñoom laa bokkaloon embarcation bi ñu wax ne c'était pas la première fois muy am ñi nga xamante ne aussi ñi ngi doon dawal ñu mel ni wax dëgg yàlla tiituñu woon te wax dëgg yàlla yëf yi xawoon na raglu ma jël sama temps nag def ci benn am lu ma ci wax ci Twitter réseau social boobu ñuy wax Twitter lancer alerte décrire situation bi wax ni yëf yi demee bu ñu sañoon duñu taxaw fii tey naan que waxoon nañ ko waaye malheureusement noonu la demee. mais yéen bi ngeen paanee lan ngeen paanoon. moteur bi moo bañoon a tàkk. moteur bi dafa dem bay génn île bi rek fay. donc ki nga xamante ne moo nekkoon ci gaal gi doon ko ci côté moteur bi. insister lu bëri yëf yi ñëwul mu dem ba benn moment mu tàkkaat
par chance ou je sais pas mu tàkkaat après ci la ñu regagner la terre ferme. dañ leen a secourir. secourir ñu du tout. ñoom ñoo yëngu ba mu tàkkaat rek. waaw ñoom ñoo yëngu ba mu tàkkaat rek après ñu teguwaat ci yoon bi dellu. waaw. boobu itam privé la woon wala ñi nga xamante ne ñoo fa nekkal waa ministère de l'environnement la woon. waaw yaakaar ñi nga xam ne ñooy eaux et forêts su ma juumul. waaw ñi nga xam ne waaw parcs nationaux yi ñoom seen tenue yi ñu soloon sax. mi ngi amoon marque eaux et forêts. ñoom ñooñu indi woon. waaw du woon embarcation bu privé. waaw. bon comme ni nga ko waxee léegi nee nga buñ sañoon duñ fi toog mais yow mel na ni d'après ni nga waxee lii bettu la. lu ñu doon ragal mu am la wax dëgg fa yàlla ndax bi ñuy génn foofu gis nañ ni yëf yi demee ñu ne lii buñ ci àdduwul buñ ci deful dina am mbir mu fi xew. biñ ko waxee nag ba noppi. gis nañ ne am na ay jéego yu ñu ci def ndax ay benn wala ñaari semaine juste après dellu nañ fa gis ne changé nañ moteur yi. waaw ndax biñ ci waxee ci Twitter réseau social bi ñu naan Twitter. gis nañ que ne am na kenn ku bokk ci ministère de l'environnement ku ñu tontu ci Twitter nañu que dinañ jël ay mesures. ñun nag gannaaw donte sax duñu ay journaliste waaye joxe nañ information bu mu tas ci réseaux sociaux yi dama jàpp ne da doon yoon aussi ñu dellu fa xool est-ce que li ñu wax ne dinañ ko def nañ ko donc bi ma fa delloo 2 semaines après gis naa wax dëgg yàlla que ne deew ma sax ne leen que man maay kii wala man maay kaay wala maa def lii wala maa def laa dama dem rek pour xool ndax sama yoonu liggéey la ma jàdd fa taxaw pour xool gis ne wax dëgg yàlla am na ay moteurs yu ñu doon nekk di mel ni luy réparer ma laajte ndax dañu changer moteur wala nu mu demee noonu ñu ne ma effectivement changer nañ moteur lu yàggul yii nii dañ ko bëggoon a réparer waaye finalement xëy na duñ ko réparer gum léegi mais ay moteurs yu bees ñoo nekkoon ci embarcation yi ba ma fa demee di vérifier te ay yoon it après ci ginnaaw loolu dellu naa fa ay yoon ñaar wala ñetti yoon je sais plus exactement waaye amuñu woon problème boobu mais ci ay conditions yu normales quand même lañ demoon. kon yow bi nga alerté ba noppi ginnaaw bi ñoom bi ñu defaree li ci toppaat yëpp jaaroon na yoon. jaaroon na yoon wax dëgg yàlla. waaw mais gaal gi par exemple buy dem ay ñaata nit yooyu lay def. jàpp ma nombre bi nag mais bi ñuy ñibbisi booba. xam naa ne ñi ngi woon en surcharge parce que man sama bopp seetlu woon naa ne li nekk ci ay doomi aadama yoo xam ne ñoom ñëpp donte am nañ gilet. mais li nekkoon ci ay doomi aadama ci gaal gi dafa ëppoon. waaw mais ñoom ni ñuy doxalee seen navette yi seen dem ak dikk bi mooy que ne bu ñu toogee ba benn heure bi du ñu def ay navette yu bëri donc dernière ñibbisi bi boobu dañuy dajale ñu nekk ci île bi yëpp yóbbu leen te loolu bu fekkente ne yóbbu ñaari gaal benn gaal ba fa ne la fa nekk ci ay doomi aadama rek dañ leen di yóbbuwaat ci benn gaal gi te loolu déploré woon naa ko waaye nag bu dee da nga jógee foofu di ñibbisi loo ko kaas-kaas ci gaal gi ngay dugg ñibbisi mbaa nga fanaan fa rek waaw te kenn nee nañ autorisé wuñu kenn fanaan ci île bi donc démb xam naa ne ragal naa ne dañ doon forcer pour indi nit ñi ci terre ferme bi ba yëf yi am waaye foofu d'habitude duñuy bàyyi nee nañ duñu bàyyi kenn fanaan fa wax dëgg yàlla ci île ñaaw nga njort mu doon surcharge ñaaw naa njort mu doon surcharge ñaaw naa ko njort lool ndax ñun ci surcharge lañ ñibbisee booba mais xamoo à peu près ay ñaata nit par exemple 200 350 wala ñaata personnes lay faral di yàpp une cinquantaine maximum 40 et quelques cinquantaine maximum mënul def plus que loolu parce que gaal en tout cas bi ñu demee woon ñun du woon gaal comme gaalu mool yi mais genre bateau yu tuuti yooyu la ñu xaw a peinture bleu blanc peut-être ñi koy faral di gis dañu xam yan gaal laay wax mais xeet boobu noonu moo ñu yóbbu te moo ñu indi aussi. mais bii nee nañ intempérie bi maanaam démb ngelaw li ni mu amee doole moom la ñu ragal ni moom moo dëpp gaal gi ci biir du ay problème mu moteur wala ay problème mu yeneen parce que ba léegi surcharge bi waxaguñ lu leer ba xam dafa surchargé wala déet est-ce que ni gouvernement bi gérer crise bi jàpp nga ni noonu la ko waroon a defee yow. waaw man de jotuma suivre exactement développement wu est-ce que surcharge la woon est-ce que moteur la woon ou pas mais li ma teg sama bët man mooy que ne nekkatul woon problème mu moteur en tout cas bi ma fa demee ba defoon alerte ba noppi gëm naa ne c'était réglé ndax dem naa fa gis naa maintenant li ma jàppoon nag wax dëgg yàlla bi ñu defee alerte ba noppi mooy que ne dinañu jël au moins nit koo xamante ne dina fa nekk bis bu amee géej gu yëngu ñu tere nit ñi dem carrément te ragal naa ne loolu jotuta am maintenant xëy na lii am malheureusement am na ba noppi waaye gëm naa ne nag dinañ bàyyi koo xamante ne bis bu amee géej gu yëngu rek wala ndox mi géej gi yëngu dinañu góorgóorlu ba fexe bàyyi fa koo xamante ne mooy joxe dogal kenn bañ a dem que mu nekk xaw ma ndax gendarmerie lay doon xaw ma ndax sapeur pompier lay doon xaw ma ndax agent eaux et forêts supérieurs yi lay doon xaw ma kan lay doon waaye ñu wax nit ñi ñu bañ a embarquer dem ndax da ngay fay sa xaalis dem boo leen joxee xaalis dañu lay embarquer dem ñoom miin nañ géej gu yëngu waaye ñi nga xamante ne ñooy nekk ci biir gaal gi c'est pas toujours que la ñuy miin te foofu li doy waar mooy booy dugg ci île bi boo xamee îlot Sarpan nu mu mel nu mu bindoo ay xeer ñoo ko wër booy dugg benn duggukaay bu ndaw la donc bu suffit mu yëngu tuuti rek gaal yi mën nañu dal ci xeer yi loolu moo fa doy waar
ko ngay dugg wala ngay génn mooy fi ngay duggee ci fi ngay mën a passer du temps sangu wala yooyu ñoom seen foofu boo fay dugg benn yoon bu ndaw la boo xam ne da ngay forcer dugg booy génn da ngay forcer génn. donc foofu bu xawee yëngu tuuti rek mën nga dal ci xeer yi te musiba mën na fa am xaw ma nag ndax loolu noonu la fa demee ndax fekkeewu ma ko bii nii fekkeewu ma ko waaye ñun ba ñuy dem noonu la fa demee woon. fanaan gi nga xam ni fanaan nañ ko fa itam ñu bëri nee nañu waroon nañoo mën a am ay moyens hélicoptère wala yeneen moyens yoo xamante ne nii wala gaal gu am doole goo xamante ne nii dina leen mën a jëli ci guddi gi gënul woon ñu fay fanaan. waaw jàpp naa ne waroon nañu mën a tamit dimbali leen ba ñu bañ fa fanaan ndax foofu xaw na raglu gisuma fa benn lumière boo xamante ne mooy mën a permettre nit toog fa la nuit. waaye bon wax dëgg yàlla jàpp naa ne secours yi daal waroon na leen mën a waaye donte gis nañ taxawu secours yi wax dëgg yàlla. gis nañ taxawu secours yi ci médias yi gis nañ leen ci presse di leen jaajëfal di masawu avant tout famille yi wax dëgg yàlla ndax loolu daanaka loolu lañ bëggoon a ubbee waaye métti na ci njaboot nga ñu tàggu la dem ñibbisi waatuñu. waaw loolu métti na lool. waaw mu nekkoon Demba Gueye nekkoon sunu gan moom nag daf doon faral di dem foofu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkkoon a wax ne nañ def attention balaa ay di am. waaw nga dolli ci aslëf. waaw aslëf rek mooy li nga xamante ne mooy couverture bi. couverture réseau. ci île ba. amu fa boo fa demee di boo duggee ci île ba. mënatuloo woote téléphone mënatuñ laa jot téléphone. mënatoo tweeter tamit. mënatoo tweeter man sax daanaka pour mën a jot sama. waa kër la woon au téléphone mais malheureusement loolu mu jëwloon am donc bu ñu mënee dimbali aussi ci zone yu mel noonu mu am couverture nit ñi di mën a jot nit ñi ndax bu mbir amee ci saa si nga mën a woote alerté. mais est-ce que d'accord mais xam nga comme la fay jëm bëriwul noonu est-ce que compagnie téléphone yi tamit dana leen jaral ñu ciy def yenn investissement rentable loolu wax dëgg yàlla waaye ñoom dañoo am mission couverture totale du territoire donte nekkul lu yomb waaye territoire sénégalais bi yëpp dañ opérateur daf ko war a couvrir ku mu nekk Sénégal ak bitim rek feneen moo ci bokkee amaana dinañ ci def ay jéego ba tax zone bu mu mën a doon doomu aadama bu fa nekk rek mën a jot ñi war a mën a jot bu yu mel ni amee. mais comme fibre optique bi foofu lay jaar te bateau bi koy gas mi ngi nii ci wetu îlot Serpent bi soriwu ko lool mën na am ñoom itam dinañu ko bàyyi waa xel waa Sonatel yi Demba jërëjëf. jërëjëf. mu nekkoon sunu gan Demba Gueye di consultant digital daan dem ca île ba gisoon ni la muy gisee na xel ba taxoon nag mu ni woon nañ ci def attention moom lañ ci doon dalal tey jii di ko sant di ko gërëm Seydou Nourou ma delloo la kàddu gi.